Bienvenue dans votre entreprise. 3e menuiserie métallique Mansour. Vous voulez des portes, que ce soit en fer, aluminium ou encore en inox? Veuillez vous rapprocher à la menuiserie métallique Mansour et nous vous proposerons différents designs. Pour la mer. Vous pouvez également commander votre design de choix. Menuiserie métallique Mansour vous satisfera. Prêtez-nous une oreille attentive. Nous warlen le sidakati. Vous voulez des rampantes d'escalier, des garde-fous, chambres à coucher, mini-salon, wala sax et plateau télévision. Notre entreprise 3e fabrique tout ceci. Wax nañu leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex. Waaw lii de xanaa mooy toujours copier mais jamais égalé. Waaw maa la ko wax roy du nuroog pire. Menuiserie métallique Mansour benn la fii. Nous sommes installés à Thiaroye Tali Diallo sous le pont en face Keur Seury. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 404 83 94 ou 77 975 75 95. Menuiserie métallique Mansour, la qualité, notre force. Opération économique bu rëy bi kooku mooy kan kooku mooy Mor Niass man nag damay féliciter parce que lii ku ko man wax dëgg yàlla yaa ngi liggéeyal parti bi kon Mor Niass ak jigéen ñi ma àndal ñëpp Mor Niass lay seet ana Mor Niass waaw Mor Niass ñoo ma woo bu ma paree ci Mor Niass ku ma ciy ñambaas ma laa bare Mor Niass kooku mooy opération économique bu rëy bi nekk ci Djiddah Thiaroye Kaw di liggéey ba am solo. waaw parti permanence bi li ñu fi indi woon mooy que ni dañuy ñëw pour représenter aussi tamit notre frère notre camarade et notre leader monsieur Mor Niass bi nga xamee ni que ni moom moo nekk diggante Thiaroye Gare ak Djiddah Thiaroye Kaw nekkal fa parti bi te dara taxu ko jóg lu dul que ni massifier parti bi donc nag bu yàlla dogalee ni que ni moom mu absenté wu nekk ci beneen zone te li ko yóbbu ci beneen zone boobu aussi comme li ñu indi fii moom moo ko fa yóbbu loolu donc moom moo tax ñu ñëw teewal ko fi pour représenter ko fi aussi tamit foofu. waaw délégation bi sax boo dee seet que ni dafa nekk loo xam ne ni que ni maanaam ci téléphone rek la ñuy jël rek woo ci ay quelques responsables mais su fekkoon ni que ni dañu wax ni que ni nañu indi li nga xamee ni que ni mooy suñuy nit kon jàpp naa ni que ni du ñu xaj fii te xoolal boo dee seet ni que ni délégation bi ñu indi responsable yi fi ñëw maanaam bus 70 places la ñu jël te bus bi mën naa wax ni que ni feesoon na ba am ñu ci taxaw te ñi fi ñëw ñëpp ay responsable lañu kon donc responsable bu ci nekk bu fekkoon ni que ni say militant topp nañ la kon yaakaar naa ni kenn du xaj fii ci permanence bi. waaw dañu li nga xamee ni que ni moom la nga xam ni que ni moom lañ ñu sant mooy que ni massifier yaatal parti bi massification nag suñ ko waxee mooy que ni PDS ñëpp xam nañ ni que ni parti bu mag la parce que ak lu mënti xew xam nañ ni que ni fii PDS moom mooy parti bi nga xamee ni que ni au niveau de l'opposition moom mooy parti bi gën a taxaw dafa fekk que ni nag comme amoon na ay jiixi jaaxa yu ci nekkoon am ñoo xamee ni que ni parti bi moo taxoon ñu xam leen defal leen teraanga ba ñëpp xam leen ñooñu aussi ëlbati ko wan ginnaaw parti bi xëy na dañu yàkkanti waaye nag aussi tamit loolu dafay wane ni que ni rek tey ba tey parti baa ngi dund. waaw Mor Niass moom ñëpp xam nañ ni que ni taxawaayam avant tout mooy que ni seet parti bi nu mu gën a yaatoo moom ci loolu lay dox heure bu xëyee muy suba muy guddi muy bëccëg moom ci loolu lay yëngatu seetul kii la àndal seetul kii moom moo koy contre seetul dara moom li ko ñor daal mooy que ni parti bi lay dundal te li tax nag moom muy def loolu moom Abdoulaye Wade ci boppam le président Abdoulaye Wade moom moo ko sant ni ko demal ci au niveau de la base nga dundalaat parti bi te comme yàlla dafa dogal ni que ni moom diggante Djiddah Thiaroye Kaw ak Thiaroye Gare fi la nekk mu ni nag man li ma amal importance mooy que ni dinaa fexe ba ñi nga xamee ni que ni dañoo bankoon seeni loxo ci au niveau de Djiddah Thiaroye Kaw dinaa sol suma dàll dem seeti jiwaat leen ba ñoom ñëpp ñu dellu si waat ci parti bi ñi féete aussi tamit Thiaroye Gare tamit que saalika noonu aussi ci loolu daal lay jóg te ci loolu lay dox te ñëpp xam nañ ni que ni Mor moom lépp lu ko waaye di mënti wax te waxoo ko ni ko parti bi nu mu gën a yaatoo rek waxoo ko li nga xam ni que ni moom moo ko tax a jóg ci loolu nag ci lañ ko fekk si ànd ak moom aussi tamit xam ni que ni li olof yi naan que ni pël moom kenn du ko woo ci buuxum soow daal moo dafa ñëw fekkoon ni que ni parti bi moo nekkoon suñu biir xol
mu ñëwaat encore nag yeewaat li nga xamee ni que ni moo doon nelaw ci ñun kon tamit ñun du ñu def dara lu dul ànd ak moom rek pour gën a yaatal parti bi daal. waaw liggéey bi moom jàpp naa ni que ni biñ ci sooboo bi kenn ñemewul woon jóg ñun fekk nañu boobu jóg nañu ci diggante Thiaroye Gare ak ci diggante Djiddah Thiaroye Kaw ñoo ciy dox ñoo ngi ciy wax comme li ma leen wax léegi rek yàlla dafa dogal ni que ni parti bi moom ñëpp xam nañ ni que ni surtout au niveau de Djiddah Thiaroye Kaw ñëpp xam nañ ni que ni bastion wu PDS la mais nag comme yàlla dafa dogal ni que ni dafa am lu fi xewoon ba ñu bëri bankoon seen loxo tey Mor Niass yeewaat na leen ba ñooñu ñëpp jógaat nañu takkuwaat nañu pour dundalaat parti bi te jàpp nañu ni incha allahu rabi le 23 janvier 2022 soreetul te incha allah rabi buñ ci eggee dinañ xam ni que ni fii bastion wu PDS la daal. ma lay jaajëfal. ñoo ngi lay sant di leen gërëm di leen remercier bu baax aussi tamit ci liggéey bi ngeen di def di leen wax ni que ni vraiment aussi kontaan nañ bu baax ci Thiaroye Info parce que nag lii nekk na loo xamee ni que ni lu manqué woon Thiaroye la kon bu yàlla defee ni que ni ay doomu Thiaroye jóg am initiative bi di ci bay seen waar aussi tamit on ne peut que vraiment di leen féliciter di leen gën a encourager te di leen wax nag ni que ni muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon ñoo ngi seen ginnaaw te lépp lu ngeen xam ni que ni jàpp ngeen ni que ni war nañ ci mën a dundal ci Thiaroye Info rek incha allahu rabi dina